mbokk yi benn waxtu mooy door a jot sënkam asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot liit xabaar yi ci njolloor gi bokk na ci fi mu toll nii geraw bi nga xam ne dafa nekk ci ñi nga xam ne ñoo liggéeykat yi nekk ci wàllu yoon ci tribunaux yu dañ fas yéene xappatiwaat ñaari fan te daañu ko tënk léegi ci biir xabaar yi itam dañ ci toftal itam xëy sikk mu rek gaañ yi sitting bu xam ne bii ngeen baal ñu ñeem baccalauréat ba noppi itam te kenn yóbbuwu leen fu nu war a jàng ji ren jii atum 2019 jàpp 2020 loolu daañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi ndax ñoom itam am na lu leen metti lool Covid 19 bi itam daañ ci daal di dikk rek fi ñu ci jot a tollu tey jii téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu yees ñoo xam ni wopp ji alawtiku na leen ñu jot koo xayma itam fukki ak ñett itam jóge ci wàllante bi ci yenn gox goxaat yi génn dëkkaan yi nañ ko tasaaree itam Dakar gi moom léegi daanaka moom moo ci ëppale Dakar Thiès moom tey jii am na Dakar Thiès Xombol ak Ndar am na it ñaar ñoo xam ni faatu nañu fii nu toll nii loolu lépp daan ci dikk léegi déglu docteur Mamadou Ndiaye ci biir xabaar yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu koom ak plan ci wàllu coopération jëflante Amadou Hott moom mi ngi ci tournée fële ca boori Ndar am lu mu fay nemmeeku loolu daan ci dikk léegi xale yi nga xam ne dañoo nekk ci mbedd yi rek di gëweelu daanaka ba nekk ci banlieue bi itam delloo leen daal ci fan yi nga xam ne moom moo am gis nañu ne daal itam am na nag ñu ngi leen doon delloo waaye nag itam daanaka ñu ci bëri daal ay taalibe la ñu jóge ci yenn dëkk yi nga xam ne sax xëy na duñ ci biir Sénégal ak yu demee noonu daañu ci dikk léegi ak Moussa Thiam daañu ci toftal incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye. ñaari fan yàlla la ñu dellu yar xàppati lañke carré fippu banku ba mel ne jalaal tëdd ca naaj wa mooy di geraw bi nga xamee ne liggéeykat yi nekk ci wàllu justice ñoo koy amal liggéeykat yooyu kët ñoom fi nu toll nii la tax ñu xàppati ñaari fan yooyee nee ñu alxames ji la ak ajjuma te dañ ko fas yéene dàbbali yaat itam ñu ne déeta waaye ñu ne fukki fan ak ñeent ci weeru sulet wii di door a teru fas yéene nañoo génn ci biir mbedd yi daagu goo xam ne gii la koy wundu du lenn lu dul lañ bëgg nu xaatimoon ko nu wéyal ko loolu syndicat bi nag nee ñu doxu ñaxtu la ñuy def boo xam ne bi fukki fan ak ñeent ci weer wi jooj jàmm lay doon wane daal seenu naqar géwélu ci biir mbedd yi ban xam ne seen digganteeg jëriñ ji ñu gàll wàllu justice moom la ma ko waxe woon dañoo ngon ko jànkalaar te kenn nangawul a féeteeg fett ga am na ñeneen nit ñoo xam ne ñoom dañoo mer ba fut am nañ bakk nag lijaasa la boo xam ne bi ci wàllu njàng mi lijaasa bu am solo la diggante daaw ak ren ci njàng waaye kenn dëgmalu leen fenn maanaam ñàkk dëgmal gi tax nañu am li leen metti lool Souleymane Diouf muy lëkkale seen i mbir jokkoo ci ak Ndeye Marème Ndiaye. ñun dañoo bëgg woon foofu la Sénégal bi am na ay bacheliers yoo xam ne ba léegi jotaguñ seen orientation ba aussi encore ils ont nombre 1340 xam nga loolu bëri na preuve yëpp ñoo ngi seen noonu léegi ñu organisé benn plateforme dans une semaine nous avons recensé plus de 500 personnes actuellement plateforme ñu ci jot a bind tey maanaam fan yii nii actuellement autorisé ëpp na 700 personnes donc loolu la ñuy soxla nag mu adressé suñu demande d'interrogation parce qu'il n'est pas encore tard léegi xale yaa ngi ni seen waajur ñoom la ñu yaakaar wala ñoom tamit ci yaakaar suñu avenir mais bu ñu nekkee ci di taxawal ci mbir bi loolu amul benn importance. ndax am ngeen autorisation seen wàllu toogaanu ñaxtu bi. ku de xam ne maanaam ak feebar bi ni ñun mënuñu am autorisation mais bu ñu defee renseignement bi Aliou Sané jaarale ko ci Fou Malade ne ko ñun dañoo soxla benn audience ministère bi dafa Aliou Sané directement fu mu ko woowee mu ne ko lan mooy objectif bu maanaam audience bi mu ne ko dafa am ay bachelier bu léegi ñoo xam ci suñu orientation di def nañ benn plateforme bu le actuellement nii ñu jot a bindu plateforme yi ëpp na 500 personnes léegi bu mu ko waxee ministère bi dafa bañ ne géwuma loolu noonu géwuma ko léegi nag loolu moo ma poussé ma woo étudiants yi ñëpp niw taxaw lébal mais ñun duñ fa def ci xeex saaga ñu kenn dañuy nekk pour woon peuple Sénégal bi preuve yaa ngi ne mais ku ne xam ne actuellement ni mënuñu am autorisation. ñoo ko déggandoo ñooñu kat mënuñu am loolu waaye nag dégg nga kàddu yi nga xam ne rotal na ko tam Covid 19 bi tey ji xëy nañu nattati juróom-ñeenti fan ci weer wi nattin wi nag itam mooy xayma goog téeméer yu toftalu ñaar fukk ak juróom-ñaar yooyu feggu na ci la fi newoon kon yëf yi ak yokk am na ci fukk ak ñett nag yoo xam ne ci wàllante bi la docteur Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak fukk ak ñett ñoo yore doomu jàngoro ji te ñooñu ñu ngi leen di suivre ci suñu service yi mooy cas contact benn cas importé mooy benn nit bu jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañu fukki cas ak ñett mooy transmission communautaire lan lañ di tuddee te ñooñu mooy ñi nga xam ne bi ñu amee feebar bi xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Thiès am na ci ñeent
Mbour am na ci ñaar Cité Batrin am na ci benn Kër Massar am na ci benn Xombol am na ci benn Mariste am na ci benn Parcelles Assainies am na ci benn Sicap Foire am na ci benn Saint-Louis am na ci benn juróom-ñaar fukki patient ak ñaar maanaam malade seet nañu leen te ñooñu wér nañu bu ci yàlla àndee tey dinañu génn fanweeri cas ak juróom-benn ñoom ñu ngi ci réanimation mooy maanaam Sowétas ñaari malade ñoo génn àdduna ni ki démb alarba juróom-ñetti fan ci weeru juillet bi ñu nekk. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne ñoo jot a ñàkk seeni ñooñ ci mbas mi mooy maanaam ki génn àdduna démb ñu ngi koy jaal seen mbokk di ñaanal ñi des yàlla wéral leen ak jàmm. ñeneen patients yi nag mooy maanaam yeneen maladie ñoom ñëpp ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk Sénégal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñi nga xam ne yor nañu doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróomi junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent wér nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ministère de la santé et de l'action sociale donc mu ngi jaal ni ma ko waxee woon ci njalben bi ñi nga xam ne ki génn àdduna mu ngi koy jaal seen mbokk di ñaanal ñi des yàlla fëgg seeni bopp ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale di fàttali askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe woon mooy maanaam di bañ a fàtte distance bi mooy maanaam mettre sa diggante ak ki nga janol fépp fi nga xam ne da ngay tas ak ñoom mais surtout di leen fàttali raxas loxo yi ak masque yi surtout ci jamono bi ñu toll bi nga xam ne ñëpp ñu ngi wut si marché yi ci tabaski bi nga xam ne mu ngi waaj a jege si ministère de la santé mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. jëwriñ ji ñu dénk wàllu koom muy Amadou Hott moom ma ngay defab tournée fële ca Ndar am lu mu fay nemmeekoo ko xool tukki boobu nag tukki la bopp day xoolaale bérébu liggéeyukaay yi nga xam ne amoon nañu wërsëgu mën a bokk ci ñun dimbali woon ñaari téeméeri milliards yooyee ak itam boole wàlla ci nag xeex bi ñuy xeex itam wàllu Covid bi itam Covid 19 Yves Tendeng. waaw ak Maodo Faye ni ñu koy waxee noonu la daanaka tournée la bu nga xamante ne ñaari fan la nar a lalu mooy tey ak suba. tey ji nag moom li nga xam te moom mooy jëriñ bi ñu dénk wàllum koom di Amadou Hott jamono ji mu ngi fi nga xam te moom mooy diwaanu Ross Béthio ci benn entreprise bu ñuy dëppee CASL maanaam compagnie agricole bu Ndar waaye balaa boobu jóge na ci beneen entreprise bu nga xam te moom mooy entreprise Seric bu nga xam ne benn nga xam ne moom moo tudd Birame Boy moo ko moom li nga xam ne moom moo propriétaire entreprise Agro Boy boobu nag bu ñu ko jógee boobu la daal di ñëw fi nga xam te ne moom mooy CASL di compagnie agricole moom nag di jëriñ bi bokk na ci li ko yëkkati moo de ñëw leen nag entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum mbas mi di Covid 19 ba tax na rek tey jii nag ci njëkkeelu bis bi ñetti entreprise la nar a dem nemmeeku ji dem na ñaari jamono ji ñoo ngi ci rizerie bu ñaareel bi mooy compagnie agricole bi ci kanam ci ngoon dina dem ci fële nga xam ne moom mooy commune bu Mbane dem nemmeeku ji beneen entreprise bu ñuy duppee Vital te muy yëngu ci wàllum mbéyum ceeb jëriñ bi nag visite bi nag bi ko indi mooy jëm ci mbirum fond bi nga xamante ne nguur gi tëral na ko mu toll ci ñaari téeméeri milliards ci fi ñuy sappaat yi nga xamante ne dañ ko fàtte rek jàppale te gunge entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo loru ci lu jëm ci mbirum mbas moomu la di Covid 19. jëriñ bi tamit dina daal di rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñooy organisation paysanne yi jëm ci mbirum kuréel bi ñu duppee FECODES ëmb nag ay jigéen yu béykat waaye it yeneen i organisation professionnelle yi nga xam ne dañ ñoo bokk ci privé local bi ak it ñi nga xam ne ñoom ñooy chef entreprise yu diwaan bi loolu lañ mën a jàpp daal ci tukki nemeeku bi nga xamante ne jëriñ bi di ñu dénk wàllum koom bi Amadou Hott mu ngi koy amal jamono ji
fii ci bët gànnaar te doore ko nag tey ji nag ñetti entreprise yi nga xamante ne ñoo nekk ci arrondissement yu arrondissement yu Nay ak arrondissement bu Mbaan waaye nag ëllëg dina def foofu ca Ndar fi nga xamante ne dina daje ak ñi nga xamante ñoom ñooy yëngu ci wàllum mbéy rawatina organisation paysanne yi ak it ñoom ñooy chef d'entreprise ag moo doon loolu lañ mën a jàpp daal ci tukki nemmeeku bi nga xamante ne jëwriñ bi mu ngi koy am jamono ji fii ci Ndar di Amadou Hott mu nekkoon seen i naataango Yves Tendeng pour Sud FM. Yves ñu ngi lay jaajëfal ci yeneen i fànn yooyu yitteel na xabaar yi ci njolloor gi ba tey itam gone yi nga xamee ne des leen a rocci woon ci mbedd mi nu doon géwéelu ba delloo woon seen i dëkk dañoo seetlu ne léegi nag li gétti biir Ndakaaru ak dellu si amaat na ci bu dee rocciwaat nañu rocc ko nañ bu leen rocci woon kon rocciwaat nañ ci biir maanaam dellu siwaat nañu loolu nag jot nañ koo gis ne waaye nag ñu ci bëree bëri ci dongo yooyu géwéelu ci mbedd yi taalibe yooyu ñu ci bëri fekk nu baax fii ci biir réew mi Moussa Thiam. ay groupe talibé ci mbedd banlieue di sàkkub yalwaan loolu nag daanaka mooy daal bu ñu nemmeeku ci mbeddu Ndakaar yu bëri programme bi nga xam ni nguur gi amaloon na ko pour jële xale yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd mi nag daanaka daal loolee yembut ci kàddu yi tukkee ci ki nga xam ne moo di Amath Sow mi ñu dajel la. situation xale yi nga xam ne ñu ngi si mbedd mi donc on a constaté que au début état jëloon na si benn mesure bu stricte mais au fur et à mesure ñuy dem dañuy gis ni mesure yi day laissé wu quoi au fur et à mesure on a beau constaté que xale yi ba léegi ñu ngi si mbedd bi di yalwaa ñi ñu ngi taxawaaloo ñu fay faire quoi. ci kàddu yi tukkee ci Pape Ndiouga Diop moomee xamle ni rek ni ñaari xeetu xale ñoo nekk ci mbedd ma moomee sax moo ngi yéey yàbbi jëmale ko ci parents yi nga xam ni dañuy daw seen responsabilité. mën la ñàkk ci réew mu mel nii dañu war a yar nit ñi waajur yi dañu war a jël seen responsabilité état bi dafa war a jël responsabilité ku ci nekk da nga si am wàll. ci firnde xale yi dugaluñu seen bopp ci mbedd mi xale yi dañ leen di génne yóbbu leen ci mbedd mi am na lu leen di daa qu'est-ce lan moo leen di génne seen kër ñuy ñëw ci mbedd mi am na fu ñu jógee man mënuma dégg ñu ne xale bi mu ngi jógee Guinée andi nañ ko fii dénk nañ ko sëriñ muy ñëw di yelwaan loolu mënu ko comprendre wala xale bi sëriñ bi daf ko yabal pour mu ñëw am téeméeri dërëm bés bu nekk. keneen ku ñu taseel rek xam le ni daal situation bi li ko gën a baral nag moo di daal xale yi nga xam ne dañuy jóge ci sous région bi ñëw di fi yelwaan si. non mais en Guinée-Bissau surtout li fi ne boo yi ngay gis fii ñuy làkk pël yëpp ay Guinée-Bissau la ñuy jógee loolu mooy problème bi donc ñooñu seen i parents ils sont irresponsables mais phénomène yooyu yëpp dafa am ba pare nag beneen côté bi état bi dafa am responsabilité boo xam ne daf ko ci war a jël ay mesures yu sévères ci loolu. non retrait yi des na ba léegi xale yaa ngi ci mbedd mi de du ñu jeex. ci kàddu yu tukkee ci Amath Sow ba léegi xam le ni rek nguur gi daal lajj jëmale ko ci opération bu muy génnee xale yi ci mbedd mi. bon des fois nag ñu wane ñu benn image boo xamante ni jël nañ ay xale groupe leen yóbbu leen seen famille et cetera donc loolu nag mun nañu peut-être que politique la wala peut-être que dañuy jéem a xoxotal nit ñi wala xoxotal benn sëriñ daara yi mais li ñu gis daal ba constaté ko boo ñëwee au niveau de la banlieue fii nii xale ba léegi ñu ngi yalwaan ba léegi ñu ngi taxawaalu quoi mesure bi ñu si waroon jël fa des quoi. si banlieue bi daanaka daara yu bëri dañoo confiné woon ni seen i taalibe nag ngir xeex li jëm ci wàllu mbas mi waaye jamono ji ak nag li ñu yëkkati lii di état d'urgence xale yi taalibe yu bëri nemmeeku nañ nag delluwaat nañu ci mbedd mi waaye léeg-léeg sax ñuy dox te duñu takk ab masque El Hadj Moussa Thiam ñu joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. yooyu léegi feeñaat nañu ci biir mbedd yi takk lool bari lool itam daal. mu jaaxal nag ñu bëree bëri ba daal dellusiwaat nañ ak seenu njaboot ñu ci bëree bëri gannaaw ba nga xamee ne ubbi nañ bunt yi daal di defaraat tam dem beeg dikki ba léegi ci diggante yenn gox-goxaat yi nag taalibe yi dañoo gën a fés ñu bëree bëri loolu nag ki nga xam ne moom mi ngi koy daal naqarlu di président bi nga xam ne moo kii jiite comité bi nekk fële ca Grand Dakar comité développement boobee moom mi ngi koy naqarlu ndax daal nee na état banque ci dafiy jógoon naam waaye nag ba léegi daal li ci des dafa bëri lool liggéey bi dafa des lu bëri mi ngi tudd Mamour Diop waxtaan ci ak Mar Rosalie Ndiaye. xam nga xale yooyu ñu ci bëri dañoo dëkkul fii sax ndax dañu ci bëri dañoo booy seet ci dëkk yi nga xam ne dafa jëloog Sénégal ci yooyu dañu dëkk booy xool koo ci làkk pël wala nga làkk ko ci séeréer doo ko ci dégg doo dégg ku ci làkk séeréer wala mu làkk olof wala mu làkk leneen làkk état bi nag bëggoon na ko régler bi Covid bi jógee mais daf ci def loo xam ne daf ko def à demi demul ba ci biir logique bi ba mu yëkkatee affaire taalibe yi loolu moo doon yoon dafa waroon a wax rek les enfants de l'art mais ba mu waxee taalibe yi sëriñ daara yi tamit dañoo taxaw parce que ñoom gis nañu ne xale yi nekk ci mbedd mi du ñu ay taalibe ay xale la yoo xam ne dañoo daw ñenn ñi dañ leen fi indi duñ boo leen laajee faati sax mënuñu koo tari taalibe bu mënul faatiya kooku dootul taalibe léegi nag biñ demee ba engagé loolu sëriñ daara yi wax taxawaay looloo tax état bi dellu si ginnaaw moo tax ñu gisaat ñi demoon sax dañoo dellu si waat ñi jotoon a jël yóbbu dellu si waat nañu parce que bi ñu ubbi affaire yi
transport bi dafa kii loolu moo waral mbir mi demee noonu ndaxte xale yi ba tey ñu ngi fii di yalwaan ñu ngi mel ni comme yóbbuwuñu woon dara ak malgré liñ ci def yëpp ak mobilisation biñ ci def yëpp mais mujjul fenn. li aju ci wàllu bis bi nga xam ne tey ji dafa dëppoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru sulet wi di alxames àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ ko duppee ngénte ko tuddee ko maanaam li xeetu ngànnaay yi nga xam ne dañ koy sërxal muy dugg ci réew yi arme légère lay doon nag fetal yeeg yu demee noonu ndaw ndawaan yi tey ji lañ koy am na ci yooyu nag daal tamit jaar Gambie fu mel ne Guinée Bissau ak yu demee noonu ndax daal ñaare ñàkk dalu yenn réew yeeg yu demee noonu Cheikh Tidiane Cissé mi nga xam ne moo di lëkkale mbir yooyu daañu ko déglu léegi ci catal xabaar yi ndax moom lañ ciy dalal mu waxtaan ci ak Ben Michel Kanfoudi jumtukaay yi nga xam ne dëkk bu ne war na ko am infrastructure de base dañ ko duppee dëkk bi di Jawe wi nga xam ne ma nga nekk fële ca département ba Bignona foofee moom SOS Casamance jàppale na leen ci lu bari Ben Michel Kanfoudi. SOS Casamance mu ngi jubbanti investissement yu néew yi nga xam ni nguur gi def na ko ci Jaabir tund woowi nekk ci département bu Bignona association boobu nga xam ne ay doomu diwaan bi nekk ca Tugal ñoo ko sas nag def na ay réalisation yu bëre ca Jaabir bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di coordonnateur projet yi Sambou Diambatji. balaa ñu mu tabax clôture ak fa njëkk a yëndi ay volontaires yu jógee France ñu ñëw fii jàppale jigéen ñi ci wàllu jardin donc formé nañ leen jëndal leen ay matériel ñu jox leen ba pare ñu taxaw suñu teen bi nekk ci école bi ñoom ñoo ko defar SOS Casamance moo ko defar bi nga xam ne tey daanaka ak problème mu coronavirus boo amul ndox doo mën a set donc tey suñu teen boobu mu ngi fonctionné. bu weesoo réalisation yooyu la nag association SOS Casamance fas na yéene mais askanu Jaabir benn case de santé pose de la première pierre bi nag daal dinañ koy amal ci njiitalu kii di représentante association bi Marie-Pauline Bassène. dañu constaté ne dañoo soxla cette case de santé parce que en cas su amee xale bu feebar ils sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres je pense que cette case de santé dina leen mun a jàppale si lu bari surtout au niveau des déplacements. action yooyu nga xam ne SOS Casamance def na ko ci Jaabir chef de village bi di Pape Abdoulaye Mangaw di ko rafetlu bu baax a baax. SOS Casamance tegoon na fi nii ay yeneen kii réalisation avant poste de santé bi case de santé bi nii bu ma commencé lii mooy construction mur clôture de l'école. en dehors cas ki construction mur de clôture de l'école SOS Casamance tamit ñu ngi nii pare na pour construire terrain de foot. pour xale yi. projet yooyu ak action yi nga xam ni def nañ ko ci Jaabir li ni mel nag dafay firndeel partenariat bu am njëriñ ci diggante SOS Casamance ak askan wi yeewoo ca Jaabir ci doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. dëkk bi moom li wolof naan nopp dalooti na dëkk bi mi ngi nekk ci diggante frontière bi maanaam diggante Mali ak Guinée waaye nag ci Sénégal la bokk ndax dëkk bi moom mu ngi tuddoon Jaaxa Gémédi nekk ca diwaanu Kédougou. ndax dafa amoon ay jafe-jafe daal ci wàllu conflit jàppante ba ñu toxaloon dëkk boobee dëkk ba nag léegi waa Pima dañ faa dem defaree leen lu ne luñ soxla woon daal lu bare bari léegi am nañ ko ba dëkk ba ne boo yaaral Jaaxa Gémédi googu nag léegi tuddatu ko léegi Jaaxa Macky Sall la tudd Boubacar Tamba. commune Médina Baffé fii ci diwaanu Kédougou la ko wutaleeg yeneen communes yi ñaari mbir la. dafa seq digg ak réew yi di Mali ak Guinée ba noppi mu am dëkk bañ tuddee njiitu réew mi muy Jaaxa Macky Sall na mbir yi demee Sadio Tanfara may jarafu Médina Baffé moo ñu ko nettali. Jaaxa Gémédi la tuddoon. ci frontière lañ nekkoon. bon mai 2016. armée Guinée dugg foofu ñu ne Jaaxa ci biir territoire Guinée la nekk. finalement état Sénégal. jël leen foofu. après ñu aménagé benn site. ñu def foofu benn poste de santé. loti village bi sax. gas foofu forage. aménagé aussi benn jardin pour dames yi. ensuite ñu defar terrain pour xale yi. ñu électrifier village bi yépp. tabax école. waaw tabax école. def poste de santé. gars yi après village yi. ñoom ñëw toog après ñu jox tour bi président. waaye pour remercier ko. est-ce que président mos na fa ñëw. déedéet mosu fa ñëw pour le moment mosu fa ñëw. waaye ci programme Puma moo intervenir foofu. parce que concession yi yëpp dañoo am courant. mu jox kër bu nekk xaalis. waaw ñu jox aussi ménage yi yëpp
chaque ménage 300 000. dëkk bi moom vraiment dañ ko aménager bu baax en tout cas. infrastructure yëpp presque am nañ ko. fii ñu toll nii tembe saa su ne mu am ay doomu Malek Guinée yaay fab seeni bagages toxu fa Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Kédougou rajo Sud FM. Sud FM ganu bés bi. kon nag ma ngoog ñoo ko déggandoo bala ñoo dem ci invité bi Assane Thioune jaaxa googu nag Macky Sall lañ ko tudde léegi waa Pima fa jaar defaral leen ko waa Guinée ban ñëwee foofu ne daal ci ñoom ci seen suuf la bokk ñu bàyyee leen ko beru fële defar dëkk ba ne booy léegi nag Guinée ak Maliens yi sax foofu léegi fekk nañ jaaxa Macky Sall sax foofu ba seenub dëkk mbir mu yéemee ngoogu bokk yi kon benn waxtu fi mu toll nii moo dem ba toftal li toll ak fanweeri minute ak juróom-ñett fi saa si dañuy daal dem ci ki ñuy dalal mu di bis bi nga xam dañ koo jagleel rek wàllu ñuy sërxal ngànnaay yi Cheikh Tidiane Cissé waxtaanam ak benn Michel Kanfoudi. ñu ngi ak Cheikh Tidiane Cissé coordonnateur Malawo Casamance Cheikh Tidiane Cissé tey la ñuy màggal bés bi nga xam ni dañ ko jagleel xeex prolifération armes légères yi ci diwaanu Casamance est-ce que mën nañu xam impactu phénomène boobu. waaw ñu fàttali ko ni juróom-ñeenti fan ci weeru juillet adduna wër nga képp di màggal bés bi nga xam dañ ko jagleel xeex gànnaay yu woyof yi. fii ci Casamance comme ni nga ko waxee Casamance nekk na diwaan bi nga xam ne dafa li ko seetlu mooy Guinée-Bissau ak Gambie muy ñaari réew yi nga xam ne tey jii bu ñuy seetlu li waral gànnaay woyof yi di circuler ñoom mën nañ leen cité aussi ndax li ñuy dund boo jëlee Guinée-Bissau lépp luy jëm ci wàllu drogue dañ koy wax plaque tournante la kon mel na ni Guinée-Bissau loolu bokk na déjà ci dund Guinée-Bissau instabilité institutionnelle maanaam gouvernement bi nga xam ne réew mi taxutoo dëgër noonu loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne day indi li nga xam ne mooy circulation gànnaay yu woyof yi boo ci rafet dool yi li nga xam mooy sàccum jur yi nga xam ne koy dund ci Balantacounda souvent ku koy def day faral di yor ngànnaay ngir mën a def li nga xam ne nga bëgg a def boo jógee foofu dem ci Gambie it li nga xam ne ñu ko doon dund moom lañ doon dund muy instabilité tax na rek ba Casamance ak rébellion bi nga xam ne moo ko xew mu nekk terreau bi nga xam ne it lépp lu nga xam ne dem ci dem ak dikk ngànnaay yu sew yi mën nañoo jàpp ne diwaanu dëkk Sall mi réew mi réfugié ndax mu koy dund te muy dëgg ci li nga xam ne. phénomène bi ni mel lan la mën a jural ci conséquence diwaanu Casamance. waaw conséquence bi rëy na lool ndax ngànnaay da nga ko yor nga yaakaar ne amul conséquence mais conséquence bi rëy la ndax ngànnaay fu mu dugg dina fa am ñu ñàkk seen bakkan ngànnaay fu mu dugg dina am ñu daw dem seen yoon ngànnaay fu mu dugg ñëpp ñi nga xam ne dañu waroon jëfandikoo suuf su baax su fa nekk war a mën a am koom dootuñu si jot ndóol bi day yokk ak li nga xam ne moom mooy ñëpp ñu waroon indi seen koppar ngir investir foofu dañuy daal di dem seen yoon mu mel ni comme Casamance bi nga wax ne moom mooy grenier du Sénégal tey jii bokk na ci li nga xam moo ko delloo ginnaaw lii di ngànnaay yu woyof yi moo ko delloo ginnaaw ndax investisseurs yi duñu nangu dem ci yenn zones yi miin yaa ngi fi kenn du leen gis ngànnaay yu sew yaa ngi fi kenn du leen gis te mën nañu gàllankoor ku nekk tax na ba kii amoon yéene ñëw def ci li nga xam ne mooy liggéey indi liggéey pour askan wi ñu mën a tedd damay yaakaar ne ñëpp koy dem seen yoon te loolu bu amee bokk na ci luy sonal Casamance. ci Afrique sowu jant ñi ngi wax ci wàllum juróom-ñetti millions ci circulation armes légères yooyu fii ci Casamance est-ce que mën nañ ko quantifier. waaw fii ci Casamance quantifier ko dina metti ndax lim bi ngay joxe nii mu ñu ko jëlee ci 2007 lañ defoon xayma boobu jàpp ne ci Afrique sowu jant lu war toll ci juróom-ñetti millions. mooy ngànnaay yu woyof yi nga xam ne ñoo nekkoon ci loxo ñi nga xam ne waruñu koo yor muy incontrôlé waaye nag boo ñëwee ci Casamance bu xayma loolu amagul benn liggéey wala gëstu bi nga xam ne nit ñi dafa gën nañ ko li ko waral moo di li nga xam ne ngànnaay yi dugg ci Casamance ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne dañuy wax seen ngànnaay muy waa NSDC ñoom ndax xamuñu jotaguñ dara ci lépp luy information jëm ci traçabilité wala enregistrement muy ngànnaay bi nga mën a jot ndax enregistré nañ ko bépp jotaguñu ci information boobu ñaareel bi le clandestin la lu clandestin nag dafa nëbbu te lu nëbbu neexut a xayma kon loolu dañuy mën a rek agir ci li nga xam ne conséquences ci dundu doomu aadama di wax yee askan wi mais pour xayma ko ci Casamance liggéey boobu amagul te yaakaar naa ni war nañu jëm ci loolu te kooku bu ñu koy def day fekk ñi nga xam ne ñoo ko yor mu am amnistie loi d'amnistie ñi ko yor mën a signaler seen bopp ñu enregistré leen enregistré bu MFDC enregistré yeneen yi nga xam ne narcotrafiquants yi dinañ ko yor ñu mën a wax ne Casamance mën nañu wax ne lii mooy ngànnaay yi nga xam ne ci dox ci biir diwaan mais lu ko bay kenn mënatul def li nga xam ne xayma boobu loolu nag moom moo gën a métti ci suñu liggéey wax naka la ñu mën a def justement ngir dàkkal phénomène bi ni mel. waaw ngir dàkkal phénomène bi ni mel yomb na parce que pour ñun gis-gis bi ñu gis mooy yeete d'abord sensibilisation ñaare bi mooy
indi li ñu tuddee éducation à la non violence ñu jóge ko ci école yi jàngal xale yi ni ñuy régler seen problème te du ñu jaar ci fitna ndax xale bu xamul fitna du mën a jël arme bu ëllëgee pour jëfandikoo ko ñetteel bi mooy rek indi kóolute suñu diggante ak force de défense et de sécurité ndax bu ñu demee ba li nga xam ne mooy force de défense sécurité li ñu doylootuñu seen liggéey ba tax ku ci nekk yaakaar ne boo yore sa arme mën nga aar sa bopp aar sa alal dañuy juum ndax bu fekkee ni ku nekk da ngaa yor sa arme di nga gis benn problème bu ndaw bu am au lieu ñu réglé ko suñu xel mais arme lañ jël ñu wax te bu boobaa jëyee dina am kon jox gëdd ñi nga xam ne force de défense sécurité joxaata li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñu liggéey ci loolu am na solo waaye damay wax ni suñu relation ak pays développé yi ñoom ñooy faral defar arme ñu jaxase suñu biir ñuy jaay arme yooyu pour enrichir donc ñun suñu bopp ñoo war am fulla bu ma sëkk bu fekkee ni sëkkandeku nañu ci suñuy aada cosaan xam ne war nañoo mën a dund te fitna bi ci am lépp lu ñu am ñu waxtaanee ko ba trouver solution jël guro su tooñ baalu moromam yooyu mooy mécanisme yi nga xam ne waroon nañu ko def ba finalement fii nga xam ne day defar ay arme boo gisee mu koy continuer defar dafa am ku koy jënd mais ñi koy jënd bu ñëpp ne woon jënd suñu arme ci defar arme dina obligé tëj ci nga xam ne defaree parti bi am ci jënd yi ak soldat je crois que bu ñu ñëwee ci loolu taftal si nag lu ci mujj mooy ñi nga xam ne waaye surtout Casamance bi muy DDR dañ koy wax muy démobilisation désarmement ak réinsertion loolu war nañ ko waajal bu baax a baax a baax ndax ñi nga xam ñooy seen gànnaay bu fekkente dañ wax ñu génn ci ñu nekk ñëw nekk ci biir askan bi ñu ñëw ko gis ñu li nga xam ne fa la ñu mën a jàpp pour tedd dundal seen njaboot boo moytu dinañ jëlaat seen arme. Cheikh Tidiane Cissé maa ngi lay gërëm. jërëjëf maa ngi gërëm bu baax a baax. may fàttali ni yow yaay coordonnateur Malawo fii ci diwaanu Casamance. Maodo Faye. jërë ngeen jëf kon nag mbokk yi fanweeri minute ak juróom-ñaar moo feggu ci benn waxtu foofu la xabaar yi bu rëy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.